dañuy dalal Chérif Dia ñu ngi may song di ma sorxo ci plateau ci yëglekaay. si et bon on dira pas qui c'est mais. yëglekaay yi li ñu xëyee. man mosuma foyee cigarette sama àdduna. wax nga dëgg la. man ngaa wax ne dama lay sosal. pour man daal sama bopp. waaw baax na ay Chérif nañ dem ci l'observateur. mosuma mbuqi mosuma ko café na leer. qui s'explique. waaw donc dafay leer rek kay man kay. ayca l'observateur lu mu xëyee tey Chérif. l'observateur soxna naa te ñu tàmbalee ko rek ak gis nga tey boo sàgg nu fitna dina am ci dëkk bi ak mouvement Y'en a marre ak FRAPP yu nar a marche démb nag waa jàmmi réew mi di boobee kuréel nekk ci opposition bi mi ngi ci am tànku jàmm. tey ñoom di leen jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi Khalifa Sall moom it gis nga ko moo Khalifa Sall daal daanaka ñoom àndun ci amnistie bi Macky Sall nar ci ñoom ginnaaw kon bi président ne daaxu ko et puis wàllu environnement ak mbiram électricité gis nga ko muy centrale lu Sendou ba dafa mel ni kon déggoo am na ci ba tax na am na ab révélation bu ci journal bi def ci accord bi maanaam déggoo bi dox kon ci fond barak ak tamit ngir rek daw li naan justice internationale ak lépp loo xamante ni kon ay daan la yu seq mbir mi et puis tamit remise boo xamante ni di leen ko def ci centrale bi panne ba ci am ak tamit créances yi nga xamante ni war nañ koo wax et puis tamit jéyee ji ci Kër Massar muy lu doy waar bi kii nag ab dawalkatub charrette la boo xamante ni daanaka dafa rek faat ab xaritam kon ci histoire 40 000 francs CFA moom moo tax kon mu def jéyee ñu wax it ci journal Le Quotidien waxoon naa la ko dema yombalal mbir yi ngir qualité bi tamit jëm kon ci opérateurs yi dafa mel ni ay daan teg nañ ko ñoom opérateurs yi bii nag moo ci gën a diis muy Sonatel 16 milliards de francs CFA yoo xamante ni ARTP kon daan na ko ñii di waa Sonatel bu dee nag Free la dinañ fay ñaari milliards ak xaaj benn milliard ak 200 millions de francs CFA kon lan teg ñii di waa Expresso Khalifa Sall tamit gis nga ko moom nee na sàkkuwul lii di amnistie. ayca Le Soleil. Le Soleil daal di seq waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy njiitu FMI di Fonds monétaire international Kristalina Georgieva la moom mooy directrice générale bi am fi tukki nemmeeku fii ci Sénégal ba tax na kon nee na rek dafa ñëw ngir saluer leadership bi nga xamante ni kon Macky Sall firndeel na ko rawatina taxawaayam ci nin xeexee mbas mi ba tax na tamit gis nga ko dee tey si du droit de tirage spéciaux yi daanaka Sénégal daal am na luñ ko ci jox 1,6% du PIB boo ko xaymaa daal toll na kon ci 246 milliards de francs CFA entretien exclusif kon la soxna si séq ak suñu naataangoo yu yéenekaay bi di Le Soleil. Libération tong ba ca poste ba léegi moom bàyyiwu leen saa su nekk mu xëy ak feneen daanaka ñaar fukki at ak ni daal bambulaa la yaa ma neex geek ni ni fooyee alal ji buñ sukkandikoo nag ci ki nga xamante ni moom mooy chef d'agence principale bu poste finance nee na loolu yàgg na fa dem na ba sax aada la fa maanaam xaalis bi neen ko fay joxee et puis tamit gis nga ñi nga xamante ni mooy Alexandre Manga mi nga xamante ni daal ñëw na ci montant yi nga xamante ni lebal nañ ko ay multiservice Al Amin Moustapha Diop bokk na ci ba ci sax mangi ni mi ak tamit yeneen i service muy Afria Synergie Cheikh Alioune Soumaré ak ñeneen ñoo xamante ni ba ci sax Gateway Digital ñoom ñëpp daal dafa mel ni daal bokk nañ ci cër li nga xam daal moom moo tax kon kër ga boo saagatu dina sox et puis Kristalina Georgieva bi njiite FMI mi ngi fii ci Ndakaaru pour ñetti fan ARTP tamit daan bi mu teg opérateurs yi yéen kaay bi daan na ci ñëwaat ayca ñu dem ci tribune. ñu dem ci tribune moom ñëw rek ci li nga xamante ne mooy décision yi kilifa yi di jël jëm kon ci rek askan wi seen i jafe-jafe ñu mën koo saafara bokk na ci dund gi luyaas bi wante daal amul benn effet ci terrain bi boo ko vérifié gis nga ko luyaas bi moom daanaka dañuy wax rek mais daal saafara amugu ci bu dee nag ni ni dundee la tamit la même chose ba tax na kon journal bi daal di ñëwaat et puis tamit ñii di yore régie publicitaire yi yor seen i panneau fii ci Ndakaaru te ñu daaneel ko nee nan 500 millions de francs CFA kon ñàkk nañ ko ci du toll kon ci fukki junni doomu aadama boo saaga dina ñàkk seen xëy. Walf Quotidien ñëw ci Khalifa Sall ba léegi ci présidentielle 2024 rapport bi nga xamante ni kon ñëw na rek ak Karim Wade ak amnistie moom Khalifa Sall daal di ci waat mu tuddee ko Khalifa droit dans ses bottes pour ay dëgg yoo xamante ni moom mi fi nekkoon maire Ndakaaru jiite aussi taxawu Sénégal wax na ko et puis boo saaganul daal confrontation dina am diggante kon Y'en a marre ak force de l'ordre ndax préfet bi tere na seen manifestation bi nar a amal tey. Les Échos jëye ji l'Observateur wax ñoom gën nañ koo yaatal muy bàcc mi nga xamante ni daanaka carotide xaritam la daal di tranché li ko waral nag mooy 40 000 francs danoo jaayoon nag xeetu sinébar yooyu di yàmba war a séddoo xam naa bàcc gis ci boppam ba tax mu def jëye ju ni mel muy loo xamante ni doy na waar trop xaw tuuti mu daal di koy reen bi loolu la journal bi daal di wax et puis député itam lii doy na waar ministre de la pêche démb ban fay ñëw 15 heures lañ ko convoqué daanaka 18 heures la plénière bi commencé li ko waral mooy dafa amoon ku tóoloon rawatina ci vice président yi Yaata Sow mi moo mujj a sauvé mbir yéen la mujj a jógee 2 heures de temps ngir ñëw ñu mën a voter budget ministre de la pêche muy loo xamante yàgg na assemblée nationale absentéisme gis nga ko ba léegi nag ñu wax ci laas tamit ak Abdoulaye mi nga xamante ne moo jiite ARTP autorité de régulation
des télécommunications ak poste dafa mel ni kon daal tàppe nañ bu baax a baax ci gafak ak opérateurs yi jël ay daan leen koy teg et puis lii tamit lu am solo la muy kin jiite OFNAC di Seynabou Ndiaye Diakhaté nee na daal foofu rek ñu initier ay pratiques yoo xamante ni mën a protéger ñun tuddee ay lanceurs d'alerte su ko defee kon ñu mën a boole ñenn ñi ak tamit tooxi doon yi nga xamante ñu ngi koy def kon ngir xeex corruption bi ñëw na ci Khalifa Sall ki ko bëggoon a wuutu tamit muy Abdoulaye Diouf Sarr ci bataille Ndakaaru et puis Alioune Ndoye tamit gis nga ko annoncé na ay moteur fukki junni ngir daal di dimbale nappkat yi. Vox Populi ci ñetteelu mandat bi dafa mel ni daal même réponse rek ak Macky Sall tamit daal di relancer waat polémique bi jëm kon ci 3e mandat bi ba tax na kon acteurs yëpp daal na ci joxe seen xalaat muy UNIS du union di nga xamante ne rek ñooy les indépendants fii ci Sénégal Déthié Fall daal dina ci wax Moussa Sarr bu LD ba ci sax Mouhamed Diagne bu bokk ci mouvance présidentielle bi daal ku ci nekk joxe nga xalaat ci mbiram 3e mandat bu dee présidentielle 2024 Khalifa Sall neen incha allah moom day ciy bokk et puis ARTP daan yi tamit journal bi daal dina ciy ñëwaat. source A moom tey lan la xëyee. source A moom ci mbay mi d'abord gis na ni daal boo sàggunul nawet bi daal baaxut li ko waral mooy gerte gi surtout engrais bi ni mu tardé ak tamit jafe-jafe yi ci amoon ba tax na gerte gi lam daa peese ak lañ ci doon xaar daal qualité bi am na ci loo xamante daal sooxe na ba tax na journal bi daal ci dafa gëstu et puis ni préfet bi teree nag match Y'en a marre ak frappe boo saaganul daal kon tey daw amut gars yi daal nee na da doon confrontation muy loo xamante ni kon fitna mën na cee yow bu dee waxtaan wi mujjul sotti le témoin gis nga ko moom Khalifa Sall ba léegi image baa ngi nii moom mu jàkkaarloo ko naataango yi bu France 24 ak RFI Charlotte Idrac ak tamit Marc Perelman mi ngi rek ñu daal di waxtaan moom Khalifa Sall nag daal di ci ñëwaat bu baax a baax ñëw ci li nga xamante ni mooy mode offensive la ko tuddee déclaré na nag li nga xamante mooy candidature am ci atum 2024 et puis tamit ñëwaat na ci li nga xamante ni rek moom mooy inéligibilité am muy waxtaan woo xamante ni ki fi nekkoon maire bu Dakar seq na ko ak suñuy naataango yi. ñu jàll ci Sud Quotidien. Sud Quotidien marche interdite bu Y'en a marre ak tamit ñii di waa FRAPP dafa mel ni daal examen loi retour poste premier ministre vendredi bi daal électrique nar naa tàng tey ca Ndakaaru gis nga ko waa Y'en a marre ni ñoom daal pare nañ pour defante et puis Khalifa Sall moom nee na dina nekk candidat ci élection présidentielle. léegi ñu jàll ci record tàggat yaram. record gis nga ko Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Edouard Mendy ba ci ñoom Boulaye nee na daal bokk nañ ci ñoo xamante daal ay joueurs équipe nationale lan 6 la ñu war a bokk ci 8e de finale yi kon jëm ci Ligue des champions ndax seeni équipe ñoom danoo mujj qualifié journal bi moom moo ko wax et puis maître Babacar Ndiaye nee na bu dee basket bi nag moom soxlawul ñu am entraîneur boo xam ne dafay nekk at xëy na dañuy xool ba soxla ko rek daal di dem wuti ab entraîneur muy gis-gisu président fédération sénégalaise bu basket. stade moom compte à rebours bi commencé na weer moo des su diggante ak match Zimbabwe ba tax na kon gis nga ko Mendy Koulibaly Gana ak Sadio Mané daal gis nga ko onde offensive la ni wut ngir rek pare gis nga ku ci nekk tamit journal bi am na loo xamante ni yëkkati na kàddu et puis lii moom ci wàllu histoire la démb waa GIA ñi ngi doon fête rek li nga xamante ni mooy seen centenaire daanaka club bi am na téeméeri at wante fa mu nekk sori na trop ci championnat bi xëy na moom jara GIA war naa ñëwaat bokkaat ci élite bi ay ca ñu jeexale ak sunu lamb ak Papa Sow moom nee na non dama doon xaar nga pousse ma li ma la doon wax rek de mu dee ko def mooy sa cër moo tax nga taxaw fi ñu wax tamit ci Papa Sow mi nga xamante ni gis nga ko mi ngi persisté si moom nee na deful benn faute moo tax gis nga ko CNG bi dina tranché et puis plainte bi tam dinañ ko déposé ci procureur de la République. merci beaucoup jërëjëf Chérif dañuy taxaw ci benn actualité bu journaux yu bëri xëyee mu di marche bu Y'en a marre ak yeneen mbootaay yi ñu bëgg a amal tey jile te ñu lankal leen ko te préfet bi lankal leen ko waaye ñoom ñu taxaw temb ni fas yéene nañoo dem marche ji Malick Thiandoum gis nañ ni marche naam suñu constitution moom moo ko maye waaye chaque fois lu mel nii la ñuy gis ndax lii tamit du indiwaat fitna ci langue politique bi ndax fan yi yëpp ñu ngi wax di ci dox ne dafa war a dakk ci réew mi ndax lii tamit du indi fitna Malick. naata waaw day indi fitna ndax loolu ñu ngi ko doon waxtaane yaakaar naa ne niki démb rek ak suñu gan muy colonel Abdoul Aziz mi nga xam ne dalaloon nañ ko niki démb doon nañu wax ci lu mel nii ndaxte dafa am lu nga xam ne yee fitna rek lay indi ndax tey suñu constitution moom moo ñu may bu ñu bëggee doxu ñaxtu ñu doxu ñaxtu da ngay teel a bind ni damaa bëgg a doxum ñaxtu fii laay jóge fii laay jaar fii laay teere ki nga xam nag mooy autorité bi waru garam mooy mu nangul la ko waaye tamit ñu encadré la nga dem je pense que yi nga xam ne prétexte yi ñuy jël yëpp ay prétexte la rek yu nga xam ne wax dëgg yàlla mën nañu jàpp ni taxawul ndax ay trouble à l'ordre public mais am na arrêté Ousmane Ngom bi tam nga xamante ni loolu këyit la loolu tam nga xam ne xeex nañ ko ca démbi daaw ja ba léegi ñoom ñii fi nekk tey ci nguur gi arrêté Ousmane Ngom lakkaloon na leen sonaloon na leen yaakaaroon nañu bu ñu jëlee nguur gi dinañ ko daf leen arrangé tamit ndax am na ay barab yu nga xam ne nee nañu kenn amul droit manifester fa te yaakaar naa nag réew mi amul fenn fu nga xam
xam ne war nañ ne naata yamal fii ak yamal fee kenn gënuñu cee san ñun ñoo moom suñum réew fu ñu neex war nañ faa mën a dox ñaxtu moom je pense que bokk na ci lu nga xam ne suñu constitution moo ñu ko may. kon nag tere ko ñii ni la li nga ñu tere yoon moo ñu ko may dinañ ko def jàmmaarloo rek lay indi te jamono ji fitna ji dañ cee doyal sëkk. Chérif teg ci motifu marche bi ñoom li nga xam ne moom lañ bëgg a marché lan nga ciy wax déjà. waaw motif bi lu jar a taxaw seetlu la parce que. yoon a ngi jéng c'est ça loolooy motif bi mais li tax tamit mooy kilifa bi nga xamante ni mu ngi bokkoon ci mouvement Y'en a marre ñu denc ko ginnaaw bi mu amee jafe-jafe ak sëñ Thierno moom nga xamante ni temps yi on a appris que libéré nañ ko du woon moom kese y avait aussi Simon qui fait l'objet même d'une liberté provisoire parce que simplement dafa amoon jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram donc est-ce que aussi affaire privée war naa tax aussi gars yi dañuy taal dëkk bi parce que Y'en a marre aussi nañ taxaw ci mouvement bi parce que mais tamit daguma la Chérif nga baal ma mais waa ji Diallo bu dañ ko libéré en catimini loolu tamit dafay tey xel wala maanaam bañ ko libéré yëf yi siiwul maanaam dañ ko naroon a jàllale ci suuf daal ñett ko seq Simon kilifa ak waa ji sant Diallo ak Diallo moom buñ ko libéré en catimini tamit ndax moo indi lépp moom moo joxe vidéo yi ñu génne ko tuuma li indi lépp moom moo ko indi mais kooku buñ ko bàyyee war ñu mën a bàyyi kilifa mais Malick xam nga Y'en a marre aussi nan tax buñ ci tax la ko taxawoon a jóg ak mouvement bi aussi maanaam ay jikko bokkoon na ci di yee nit ñi parce que liñ def ñoom sax ils se sont rendu compte que seen membres yi voilà nouveau type de Sénégal seen membres yi juum nañ ci li nga xamante ni moom lañ doon taxawee def nañu communiqué aussi daal di ñaawlu li nga xam voilà mais nan li ñu wax xam nga des fois aussi dañ naan nan bàyyi justice mu def liggéeyam parce que tamit xam nga pression bi des fois pouvoir bi dañ naan justice amul indépendance parce que dañ koo xoj mais pression bi aussi fu mu mën a jógee ak képp ku ko mën a exercer ci justice je pense que baaxul et du cëru Y'en a marre aussi nga jóg di mettre la pression sur la justice je pense que bu fekkente ni seeni ñooñ am na loo xamante def nañ ko dañ bàyyi justice bi def liggéeyam parce que tamit am na ñeneen ñoo xam ne xëy na ñi ngi leen daan jàpp te defuñ dara te ñooñu aussi booy xeex aussi dafa war a nekk dans un cadre global neewuñu justice bu mu def liggéeyam neewuñu dañ ko bàyyi dañ nañ ko bàyyi neewuñu bu ñu àtte kenn loolu dañu bëgg sax mu leer au contraire mais bàyyi ñi téye ñi 2 poids 2 mesures pour lan nañu bu ñuy bàyyi nañ bàyyi ñëpp mais est-ce que mbirum privé mais est-ce que mbirum privé comme li naata di wax affaire nouveau type de Sénégal parce que li ñu nemee ko mooy la ba ñoom ba ñu créé mouvement bi ça fait 10 ans maintenant ci atum 2021 bi ñu nekk jamono Abdoulaye Wade déjà taxawaay ban amoon mais gis na ni mouvement bi de plus en plus ñi ngi avancé mais doole jëm amoon amatuñ ko li ko waral mooy ci bëri seen ay position la wala taxawaay bi nga xamante ni taxawaa nañ ko donc bu fekkente ne aussi da ngay woote dëgg gi nga xamante ni moom lañ doon xaar ci yow ñi gëmatuñu Y'en voilà donc nag warul tax seen crédibilité wàññeeku na bu baax mais ci wàllu yoon la ñuy wax Chérif bu fekkee ni ñetti nit ñoo seq benn mbir nga bàyyi Massamba bàyyi Mademba téye Moodu loolu aussi dafay xaw a nuru leneen mais quel motif xam nga quel motif moo ne ma wax rek xam nga mënuñoo xam lan ban motif moom ba tax ñu bàyyi Massamba wala Mademba li am solo ba am solo mooy Simon voilà li am solo mooy bon loolu débat la ci est-ce que ku mën a doon Malick xool muy Simon ku mën a doon wala sax kilifa je pense que comme ci mën a doon on peut s'interroger même sur l'opportunité même de sa détention parce que li ñu wax tribunal société moom àtte na ko ba pare donc am na yoo xamante ni def na ko les gens teg nañ seen bët mais jusqu'à la preuve du contraire tant que àtte woon ko aussi on considère que il est présumé innocent parce que dañu respecter aussi des principes mais li ngeen di wax aussi dafa am xam loo moom moo fi nekk ci wàllu marché bi parce que tey dëkk bi bu naree tàng ñu demaat Sandaga taal fi ñen ñoo ciy am pâtir ce sont les citoyens rawatina commerçants yi nga xamante ni chaque fois dañ fay nekk di am ay jafe-jafe je pense que mën nañoo waxtaan trouver solution avocat itam sur le plan judiciaire ñu xeex pour génne ko je pense que loolu mooy gën mais ñu bàyyi aussi justice moom di ko teg pression fu mu mën a jógee nga bokk ci nguur gi nga bokk ci opposition wala société civile du cër ñuy teg pression justice nañ bàyyi nit ñi aussi ñu def seen liggéey je pense que loolu aussi moom moo méngoog principe bi nga xamante ne ak valeur yi nga xamante ni mouvement Y'en a marre mi ngi ko doon incarné mais biram privé warul tax ñu ne dañ taal dëkk wala di manifester loolu aussi c'est la vérité boo xamante ni elle est absolue et képp ci moo ci war a tënku juum nan nangu na ni nan juum nan bàyyi justice bi nag def liggéeyam léegi Marcel ndax duñ taxaw tuuti ci taxawaayu xëy na force de l'ordre ñu ngi ci doon waxtaan démb tam tey ji bu ñuy taxawee ne malgré interdiction bi dañuy marché tamit ndax ñoom tamit amul nu ñu war a taxawee pour bañ xañ na ba yëf yi jéggi dayoo aussi voilà waaw bon dina xaw a metti ndax peut-être yoon wi ñu war a jaal ñu tere jël seen i disposition ñu bañ a egg ba foofu xañ na waxtaan ak ñoom ak yeneen daal pour bañ yëf yi déborder waaw mu déborder nag wala mu bañ a déborder foog naa ne foofu la ñuy nar a mujjee nag bu déborder après bu nar a am bu genre yooyu nar a amee parce que gendarme yi en tout cas force de l'ordre yi en général démb colonel Ndaw mu ngi ko doon fàttali exécution rek la ñuy topp a ñoom au fond donc décision personnelle bi du jóge ci ñoom sur le terrain moo tax dina nar a metti mais effectivement
je pense que tey marche c'est un droit fondamental en tout cas dans la Constitution. Dëgg la dañ leen ko war a accordel et puis donc bu ñu tegee ay forces de l'ordre pour ñu encadrer ko lépp war na mën a jaar ci yoon en principe après autorité administrative bi moom peut-être am na itam ay raisons am mais c'est souvent day tey xel parce que on se dit souvent que affaire politique la en général parce que je rappelle que kii di Abdou Latif Coulibaly en mars 2021 accordé woon na benn interview waa Jeune Afrique ñu ko doon laaj ci wàllu marche yi lu mu ko xalaatee mu ne depuis 2012 1260 déclarations ont été déposées et moins de 30 ont été refusé. Donc moins de 30, ça veut dire que pourcentage bi quand même bëri na. Après il se demande où est la tyrannie parce que on se dit que c'est de la tyrannie le fait d'interdire les marches mais moom il se pose la question où est la tyrannie parce que sur 1260 marches moins de 30 seulement ont été interdites et en général dañuy gis ne ci wàllu politique la bu dee kuréelu politique bi ñoom ñoo ko seq lañ koy tere donc je pense que c'est surtout lié à la politique. Et on rappelle que ñoom dañoo bëggoon marche rond-point Université Cheikh Anta Diop dem ba place Soweto Assemblée nationale fi nga xam ne député yi tey jii ñu nga fa di examiner projet de loi révision constitutionnelle. parce que ngoon gi lañ war a baax. voilà ñoom ngoon gi la ni match ngoon gi sax bala ñoo dem dina fekk parce que après midi beneen ministère moom mooy nekk ci affaire plénière bi l'expérience a montré que match yi ñu autorisé yëpp dégénéré wul. marché yi fi yee fitna yëpp c'est parce que dañ ko interdire jàmmaarloo dem loolu tamit et puis comme ni ngeen ko waxee régime déclaration la nekk marché moom du loo xamante ni luxe la ku ko bëgg war nga ko def mais arrêté Ousmane Ngom bi aussi c'est un problème fi nekk parce que préfet bi aussi am na argument boo waxee loolu la lay opposé c'est vrai que constitution moo féete kaw un arrêté loolu nag les gens doivent se battre pour mu jóge fii ba nga xamante ni merci beaucoup jërëjëf ci jàngat bi léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.